une heure di benn waxtu jot ca Linguère ak ca Barkédji ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène li ci gën a fës mbirum liir yi faatu ci lakk ca hôpital Magatte Lô bu Linguère waa ministère de la santé di xaar jot tey rapport bi jëm ci mbir moomu mu fekk nag xibaar yu tukki ci enquête bi dëggal ne courant moo jur lakk googu. mbirum Sayer Kébé cour d'appel jaax na fa tribunal jaaroon dëggal na ñetti weer yu mu dul tëdd yi ni daanoon étudiant Mbour boobu yoon doon toppee kañ terrorisme moom Sayer Kébé wéy di wax ne liñ koy topp di koy jiiñ defu ko ay kàddu yu njëkk daa ngeen ko dégg ci xibaar yi mu yemook laaj sampu ci anam yi ni joxe grâce présidentielle di maanaam njëgalu ko njiitu réew mi ñu nekk ci kaso yi sabab lii di ay nit yu génn kaso bu yàggul dara defaat njombe gëstu Mouhamed Aliou Ba ci xibaar yi université yu Sénégal yi yëngu jamono ji université étudiant yu Ndar tàmbali tey ji ñetti fanu grève yu ànd ak ngénte tubaab mu fekk seeni morom yu Bambey ñoom nekk ci seen ñaareelu semaine grève daañu te xibaaru bitim réew ak Georges Déthié Diop xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian jeexale ak li ci yéenekaay ak El Hadj Assane Gueye mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si lu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak jëye ji xew ci njeexital ay bés bi ci hôpital Magatte Lô bu Linguère di ñeenti liir yoo xam te ne dañoo faatu gannaaw lakk boo xam te ne dafa am ci néonatologie di béréb bi nga xam te ne liir yi matul fa la leen di toppatoo ñoom nag ñu daal di faatu gannaaw lakk googu ci xibaar nag fi mu toll nii waa ministère de la santé ñun yónni woon foofu le démb ba léegi ña ngi fa war nañoo sax jébbal ci lu yàggatu dara seen rapport mais kilifa yu ministère de la santé ci xibaar yu njëkk nag yu RFM am jëm ci enquête boobu nee nañ daal court-circuit di courant moo jur lakk googule leeraleeg Anoucha. laata njaxiteelu bés bi ministère de la santé war na jot rapport technique bi soxal jëye bi am samedi ji weesu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère lakk gi ban waxtu la amee ana personnel bi fa newoon en service ñi newoon de garde accompagnant yi newoon ci buntu unité de néonatologie boobee waaye surtout nag daf ñu war a leeral mbir mi ci yan anam la xewee naka la ñu def ba sauver ñaari bébé te yeneen ñeent yi ñàkk seeni bakken démb ba tey kon borom xam-xam yi nekk direction des infrastructures des équipements et de la maintenance bu ministère de la santé ñu ngi woyal seen liggéey gannaaw liggéey boobee nag la ñu mën a situer responsabilité yi maanaam xam fan la yëf yi sooxe moo ñu waral leeral itam lakk gi li ko waral ba fu ñu toll nii nag ay hypothèse dong lu ñu am waaye bu ñu sukkandikoo ci ku jege loolu dossier bi enquête technique préliminaire bi lu muy woneegum mooy que court-circuit moo waral jéyee gi ni mel courant dafa coupé woon bu mu ñëwaat nag ci la daal di provoqué ay étincelle ba jàpp table chauffante bi nga xamante ne moo nekk ci biir salle unité de néonatologie boobule. direction de la santé de la mère et de l'enfant moom itam daal dina fa yebal ab équipe d'experts ci hôpital Magatte Lô boobule ngir def évaluation boppam ci beneen fan enquête bu gendarmerie itam mu ngi wëy daal dinañ déglu wala boog ñu ngi wëy di déglu ñi nga xamante ne newoon nañ ca hôpital ba bisu jëye gi. ana Rocha kon jëye jooju mi ngi xew ci néonatologie di béréb bi nga xamante ne fa la ñuy toppatoo liir yi matul wala yi soog a juddu ana béréb yooyu naka lay doxee di laaj yoo xamante ne nag laaj nañ ko go ab pédiatre di ko xelam màcc ci wàllum wér-gu-yaramu gone docteur Jean-Baptiste Diouf leeral yeeg Awa Mbaye. ñu lëkkale ko que service pédiatrie unité néonatologie di dalal ay liir yu tooy xepp yu doog a juddu te li ci gën a bari lii moo leen fay yóbbu faram-fàccee docteur Jean-Baptiste Diouf xam-xamam màcc ci wàllum pédiatrie. unité de néonatologie en général ci pédiatrie lay dépendre donc mun na nekk bâtiment bi nga xamante ni dafay nekk ci biir service pédiatrie wala mu nekk ci côté maternité bi foofu tout tànk yi lañ fay faj tout tànk yi nga xam bu ñu juddoo ba bi ñuy am 28 jours ñoom lañ fay faj alors li fay indi xale yi mooy xale yi nga xam dañuy juddu am poids bu tuuti wala mu nekk xale yi nga xam dañuy juddu yuuxuwuñ am dañuy wax asphyxie wala mu nekk aussi xale yi nga xam dañoo am beneen genre problème yu mel ni ay malformation wala ñu mel ni ay infection yooyu yëpp lañ fay faj. ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo war a liggéeyee ci unité de néonatologie yooyu bokk na ci pédiatre bi moom daanaka liggéey bi ci moom lay sukkandiku mu ànd ceek ak ay naataangoom. donc pédiatre bi ak ñi koy jàppale ñoom ñooy faj xale yi ñoom ñoo koy faj ñoom ñoo koy aussi accompagner ci lépp lu nga xam daf koy soxla maanaam ñu changer couche yëpp yu jëm ci hygiène wala nàmpal beeg yooyu.
liir yi nga xamante ne ñoom la ñuy enterré foofu li ci gën a bari nag ñoom képp la duñu ànd ak seen waajur li ko waral mooy dañuy bañ bépp doomu jàngoro mu sonal leen indil leen ay infection docteur Jean-Baptiste Diouf nekk ci service pédiatrie bu hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye. mais visite yooyu noonu dañ koy jéem a limiter au strict minimum pour bañ a exposer xale bi ci yenn problème yu mel ne infection wala yu dem noonu. waajur yi nag dinañ leen may ñu gis seeni nenne waaye day fekk ñu teg ko ci ay sart yu leer yu bërëbu fajukaay yi. soxna Awa Mbaye mu fekk nag jamono joju askan yi di joytu jafe-jafe yi jànkonteel bu demee ci bërëbu fajukaay yi ñi yóbbu malade yi nag nee nañ dañuy jaabante ba sonn waaye tamit duggal fii jaaral fii lu bëri yu dul jeex reportage Salimata. On ne te laisse pas t'approcher de... C'est bien, c'est leur façon de travailler. Mais il faut qu'ils essayent de parler gentiment avec les personnes. ku ci nekk am loo war a nettali ñii di yóbbu malade ak ñi nga xamante ni sax ñoo andi seen bopp mu yor enveloppe bu ngande ci suufu pokotaan bi Vieux Diop génn ci hôpital bi wante xolam neexul dara. jógee fii dama nag moom bu ma demee ak moom defal koy analyse fay loo ma fa yenn frais yu bëri te jëluñu ko en charge finalement dañu wax ne amuñu fi place naa ko indi fii dama ko indee fii aussi. analyse yi ma fayoon fële dañ ma ko defloowaat. waaw mu nekk loo xam ne li metti na parce que non seulement fi ngay jógee day sori ñu lay doxloo parce que su doon da ngay ñëw ñu defal la analyse si benn place yëpp yi nga war def yëpp ñu defal la ko benn place nga fay ko sax metti na mais moo gën. malade yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir hôpitaux yi dañ leen war a dalal seen xel wante itam di leen informer naka ki leen di gunge loolee di ñaxtu soxna si. duñ la sax wax ju rafet kan ngay seet kañ la ñëw laaj ko fële demal laaj fële nga dem. ñu tontu la tontu waaw ñu ne la demal fële xam nga ñun dëkkuñu ci hôpital yi dara mooy tax feebar nit mooy tax nga ñëw fu te kenn bugg ko. wante nag du ñëpp ñoo ni mel ndax am na ñoo xam te ne dinañ la déglu te dinañ la dalal loolee Saliou Faye moom moo gisee nu ni mel. ku ne ngay taseel mais man na vraiment ci fi ma nekk man damay taseel ci may accueil yi ñu baax la ñu doon dañuy yaatu ci man dañ may dalal ñëw toogal ma toog ñu xaar ba suma docteur ñëw ñu boole ma ak moom déedéet sama docteur bu ma gisee tey sax dama kontaan ci moom dafa may dalal baax daal amul benn problème dama ko ñaanal sax man dama kontaan. ñoom ñooñee ñëpp nag ñu ci bëri li ñu gis mooy ñii di personnel public bi nañu xool ci seen nawle yu nekk ci privé yi ndax nee nañu loolu rek moo mën a dakkal jafe-jafe yi ñuy faral di dund saa su ne. Salimata des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak tolluwaayu mbas mi di coronavirus ci Sénégal bésu tey nag yeneen fanweer nit ak benn ñoo amee feebar bi loolu ci 1194 test di junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti test yoo xam def nañ ko ci fanweer ak benn yooyu nag di fukki cas contact ñu jaxasoo ak ñu amee feebar bi ak ñaar fukk ak benn yoo xam te ne ñoom xamuñu fu ñu ko jëlee muy fukk ak juróom ci Dakar juróom benn ci yeneen diwaan yi nekk ci réew mi ñaar nit ñoo ñàkk seen bakken nag bésu démb fukki nit ak benn ñoom ñoo nekk Sowétas jamono ji ñi wér nag bésu tey toll ci ñeent fukk ak ñett. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. 1h tegal juróom ñetti minutes wéy ci xibaar yi wax lu soxal wàllum yoon ak mbirum Sayer Kébé. cour d'appel bu Dakar daal di dëggal daan bi ñu ko njëkkoon daan muy nag ñetti weer yoo xam te ne du ko tëdd loolu gannaaw bi nga xam te ne moom it jàmbur boobu ñeenti at def na ko kaso ñu doon ko toppee wàllum kañ terrorisme avocat am nag maître Moussa Sarr rafetlu dogal boobu ne nag Sayer li yëpp kon yar na ko gannaaw li nga xam te ne am na ci ñu déglu maître Moussa Sarr ci micro Fama Dione. mais naturellement je suis très satisfait. mbégte la am ci dogal bi cour d'appel bi jël ndax dafa dëggal ni Sayer Kébé deful dara lu ñu mën a méngale terrorisme te ndaw la boo xamante ni fu mu toll nii mu ngi dundaat normalement moom sax étudiant la nekk 2e année te décision bi ñu jëloon ci atum 2019 daf ko setaloon wicc moom Sayer Kébé ci lépp lu jëm ci wàllum terrorisme li ñu ko doon toppee rek mooy wàllum menaces yi te ci loolu jëloon na ci peine boo xamante ni sursis moo ci tegu maanaam lu tëdd prison. parquet bi nag bi mu demee ci procès te amul kon li mu bëggoon ci instance bu njëkk bi mu def appel kon fu mu toll nii dinañu xool ndax dinañu yóbbu mbir mi cassation wala déet. cassation dans le délai de 6 jours. mu nekkoon maître Moussa Sarr di kenn ci avocat kon kii di Sayer Kébé Youssouf Bodian doon ñu tekki la ay kàddoom moom Sayer Kébé ci boppam yëkkati na kàddu gannaaw dogal bi daanu sànq rafetlu na dogal bi teewul nag moom gëm na ne lañ koy jiñ defu ko Sayer Kébé ñu déglu ko Abdourahmane Diallo.
comme ni ma ko waxee di kontaan d'abord ci verdict bu cour d'appel rendre di wax ne décision bu ma neex la mais man personnellement comme ni ma ko waxee nekkul verdict boo xam ne bett na ma. comme dossier bi tëj nañ ko définitivement actuellement comme ni ngeen ko xamee maa ngi nekk étudiant en deuxième année en administration des affaires sama objectif mooy obtenir d'abord sama licence. En même temps aussi maa ngi xaar le renouvellement du conseil national de la jeunesse pour pouvoir participer si joŋante yooyu. di remercier tout d'abord sama famille bu nekk Mbour comme bu nekk Médina vraiment seen taxawaay bi rafet na. di remercier l'ensemble des mouvements et associations yu nekk Mbour. di remercier sama avocat maître Moussa Sarr maître Assane Dioma Ndiaye maître Abdoulaye Tall vraiment ñoom sonn nañ si trop. di remercier l'ensemble des étudiants de l'Institut africain de management di remercier administration bi aussi. Et mes mentions spéciales à monsieur le ministre monsieur Moustapha Guirassy parce que mën naa ne su dul woon moom comme ni ñu ko waxee lambay ñaaw. mu nekkoon kàddu yu njëkk yu Sayer Kébé gannaaw ndogalu cour d'appel bi nga xam te ne dafa dëggal lañ ko daanoon ci àtte bu njëkk ba di ñetti weer yoo xam te ne du ko tëdd des ba léegi ci wàllum yoon ak grâce présidentielle di njëggal koo xam te ne njiitu réew mi da koy jagleel ñu nekk ci kaso bi jamono ji nag ay laaj samp ci gannaaw bi nga xam te ne ay nit ñi génn kaso daal di duggaate fa ñuy génne ak fa ñuy génne ak fa ñuy duggaate benn la defi njombe tax nag ñuy laaj mbir yi ndax dina jaar yoon ndax amul leneen lu ci lëndëm daañu ci ànd ci kanam tuuti ak di Mouhamed Alimou Ba wax lu soxal wàllu njàng mi ak dogalu nguur gi jël lu toll ci 5 junni yi jàngalekat loolu nag aju ci programme bu bees bi nga xam te ne nguur gi da ko tëral ngir jëm ci wàllum xëy ndaw ñi ministère wi ñu dénk wàllu njàng mi jamono ji di ci daje sax ñi nga xam te ne ñoo seq njàng mi muy nag ndaje boo xam te ne daañu ko amal ak inspecteur d'académie yi buñ ci noppee am ndaje ak ñi nga xam te ne ñooy syndicat d'enseignants yi lépp jëm ci fexe daal naka la ñu war a mën a doxalee jël googu ba benn coow du ci am des ba léegi ci njàng mi ak université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi tey jii daal di dogal ñetti fan yoo xam te ne duñ ko jàng yemuñ ci ndaxte dañuy def ngénte tubaab maanaam lekk te duñu fay li ñu bëgg nag mooy ñu saafara seen i tawat Mouhamed Nabi Sila moo docteur bi nga xamee ni étudiants yi gàlloo nañ ko moo di ñetti fan yoo xam ni njàng du am waaye itam daañu lekk ci restaurant yi duñu fay lu ñu mel am ci jamono joo xam ni calme plat moo am ci bërëb bi coordination bi fas yéene wu ci dellu gannaaw ndax nag ñoom dañu faxas proposition bi ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche def ci mbiri quota bu war a am ci étudiants yi war a inscrire ci master. grève yi jànguñu des fois dañuy dem ay 48 heures yooyu 72 heures parce que non seulement sélectionné ñu waa master yi te encore effectif des nouveaux bacheliers yi ñoo bëri encore ñoo ëpp quoi. l'UGB ne demande pas trop d'effectifs et donc le ministre de recherche et de l'innovation war na xam université bi. yenn étudiants yu nekk ci classe yu suufe yi bariwuñ lool xam-xam ci lu ñu mel. man suñu jàngu damay nekk chambre soit maa ngi sama machine di liggéey affaire yooyu noonu après ça va quoi si je suis pas trop dans le bain quoi. ñenn ñi sax daanaka mbir grève yitteelu leen. moo xaw a yàqam ci quoi je suis un peu pressé. étudiants yi di wéyal seen ñaxtu yi ci wàllu bourse waaye itam ndox boo xam ni dana ñàkk ci yenn gox yi nekk ci biir campus bi li ko waral nag bokk na ci lim bu takku bu ñu indi ci at wi ci université Gaston Berger bu Ndar RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila nag étudiants yi université Gaston Berger bu Ndar université Alioune Diop bu Bambey ñi di étudiants ñoom tamit ñi ngi ci grève ñoom sax ñoo jiitu ndaxte ñoom fukki fan ak ñeent ngi ne ñu nekk ci grève ngir sàkku ñu saafara seen taw jëm si seen wàllum nekkin Mouhamadou Sarr moo jiite mbootaay gémb étudiants yu Bambey yi ñu déglu ko ak Fama Dione. comme niñ koy fàttalee rek tey ñu ngi ci fukki fan ak ñeent ci grève bu ñu songoon depuis bi ñuy dëgmal pratiquement weeru koor li ko waral nag bindoon nañ benn préavis de grève déposé ko au niveau du rectorat xamal leen ay ñaxtu yoo xamante ni si boo ko doon tënk tey ci ay jafe-jafe ci nekkinu étudiants yi ak seen jàngin ci université Alioune Diop rek moo ko waral université Alioune Diop booy xool dafa manqué bu baax ay jumtukaay du jëm ci ay amphithéâtre ay salle de classe yu ñu war a mën a jàngee ay bâtiments sociaux muy logement muy restaurant yoo xam ne étudiants yi dinañ ko mën a jëfandikoo waral loolu lépp ñu dënkoon ko ci préavis de grève jox ko recteur bi ne ko daa am bu ñuy xaar si ñoom fi mu ne nii mooy ñu saafara ni loolu noonu ñu démarrer les travaux te booy xool dañoo tënku kese ci ay engagement yu ministre bi jëloon li ñu laaj bëriwul moom moo ne woon dana tabax amphithéâtre ci université Alioune Diop dina réfectionner locaux métiers yi ci loolu rek la ñu yem ne ko tàmbali ngir ñu mën a delluwaat ci classe yi ñu proposer ñu aussi ay solutions transitoires
effectif yi nga xam ne effectif yu mag yi. est-ce que bi ngeen tàmbalee grève bi ba léegi jéem nañu entrer en contact ak yéen pour ngeen dakkal. waaw benn rencontre rek la ñu am ci 14 jours yi ak directeur bi te ci ay waxu kese la ñuy am te loolu ñun fu mu ne nii nekkatul loo xamante ni si moom la ñuy xaar ci ñoom. loolu nekkatul ñoom lañuy xaar ci ñoom di kaddu yu Mouhamadou Sarr jiite mbootaay gëmb étudiant université Alioune Diop bu Bambey nekk ci grève kon fukki fan ak ñeent ngi nii. des ba léegi ci wàllum ñaxtu ak ñi di liggéeykat yi ñoom nag jamono ji li leen gën a soxal ni ñaxtu bokk na ci nag dàq gi ñuy dàq ay liggéeykat ci këru liggéeykaay yi li ko waral ñu ne mooy li nga njeexitalu mbas mi di coronavirus tax ba yenn kër liggéeykaay di dàq ay liggéeykat loolu nag bëgg nañ mu dakk te bokk na nag loo xam te ne daañu ko fësal ci cahier de doléances yi ñu fas yéene jébbal njiitu réew mi ñoom liggéeykat yi di waajal 1er mai di bés bi nu jagleel liggéeykat yi ci àdduna bi duñ def défilé nag waaye seen ñaxtu moom daañu ko jébbal njiitu réew mi Coumba Sandiane Faye. 1er mai ren ci la ñu fas yéene koo amal ci gaaw gi wante ren défilé du am central syndicat yi ëpp doole njiitu réew mi dina leen dalal ca Palais Lamine Fall ak Sidya Ndiaye bokk ci njiitu ak FGTS. défilé moom du am bon rassemblement ñu ngi seet ñu ngi xool nu ñu koy defee mais vraiment bu tuuti lay doon fii ci bourse bi lañ koy defee certainement bon li ci des mooy président dana recevoir délégation syndicale yi pour ñu déposer cahier de revendication yi. mbas bi ba léegi mu ngi fi mu ngi wéy donc ñu yaakaar ne war nañu ñun yëpp góorgóorlu pour que ñu éviter rassemblement yu mag yi am na réew yoo xam ne def nañ ko tey ñu ngi koy rëccu parce que rassemblement yu mag yi dafay indi propagation virus te loolu def naa ne rafetul. lu jëm ci lu ñu dëxañ ci seen cahier de doléances yi bokk na ci dàkk gi ñu dàkk liggéeykat yu bëri te ñu ne pandémie bi moo fa jaar Sidya Ndiaye. muy licenciement abusif yi nga xamante ne ñeneen ñi employeur ñu ngi koy def profiter ci mbas mi pour liquider ay travailleurs ñu yaakaar ne loolu vraiment état bi war na ci jël ay matuwaayam direction et administration du travail war nañ jël seen matuwaay pour ñu bañ a yombalal ñi nga xamante ne ñoo bëgg a génn nit ñi surtout que am na yeneen secteurs yoo xam ne jox nañ leen moyen ba pare appui ba pare ñu bëgg a profiter ci loolu liquider travailleurs da nga def naa loolu dana bokk ci li nga xamante ne mooy nekk suñuy cahier de doléance. Lamine Fall moom di dut baaraam yeneen problème yu ci mel ni pouvoir d'achat yu consommateurs yi jëm ci cheraayu ndox ak courant. xoolaat pouvoir d'achat wu liggéeykat yi nu ñuy wàññee denrées de première nécessité yi mais aussi des services usuels comme l'eau l'électricité le téléphone question yooyu daal évoqué nañu leen dañ ko def revendication yoo xam ne moom la ñu wax transversal mais lam solo mooy aussi relance su entreprise yi. centrale syndicale yi ëpp doole ñoom it dinañ booloo daal dëxëñ ab document lépp loo xamante ne liggéeykat yi dañ koy dund népp jafe-jafe yi dañu bëgg ñu amal ci ay saafara. man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dem ba Fatick wax ci jafe-jafe ndox di wéy ba léegi ca dëkk bi di Fimela tax nag ba ndaw yi daal di boole seen doole ngi daal di koy xeex naka noonu tam xeex seeraayu facture ndox yi. Aminata Goudiaby. yuuxu njàqare bi nag mi ngi jógee ci ay ndaw yoo xam ni ci communes yi di Palmarin Fimela Diofior la ñu jógee ñàkkum ndox mi nga xam ne nag léegi mu jege ñeenti at ci seen dëkk boobu nee ñu dafa gën a tar ci weer yu mujj yi Abdoulaye Sène moom membre la ci collectif pour la défense des intérêts de l'arrondissement de Fimela. ku si nekk da ngay gis sa famille ñenn ñi nelawuñ ba 3 heures du matin dañuy toog di xaar robinet ubbi toq ndox bu wàcc ñu mun koo dugal ci bidon yi am lu ñu sëlmoo te période bi ñu toll aussi dafa nekk période bu sensible les gens parlent de mesures barrières te ñun pour luy raxas suñu loxo sax dañuy sàkkantuma ak ndox mu ñu naan. ndaw yi nag ñoom ñu ne ñàkkum ndox moomu dafa tax ba koom-koomu dëkk ba dafa dellu ginnaaw bu baax a baax moo tax nag ñoom ñu mere loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi. jeunes yëpp a ngi taxaw ñi doon liggéey di góorgóorlu tuuti si wàllu maraîchage ak si tool yi instant yi dañuy croiser seen bras toog même secteur tourisme bi ñoo ngi koy jànkonteel te c'est des secteurs qui nourrissent notre localité et le poumon économique de la région de Fatick. te mu ne day buñ sukkandikoo ci ñoom ñu ne facture yi taxul mu wàññeeku benn yoon Pape Ibrahima Mar moom ci Simal la dëkkee bokkee ci commune bu Fimela. nga dem Ndangaan mënoo fa gis toq ndox nga dem Yaayam idem nga dem fële idem tey ni dañoo ngacc. en plus nit ñi dañoo constaté ne bi ndox ñàkkee ci la facture yi gën a grimpé lan moo ko mën a expliquer. nee ñu itam ngir nga am ci branchement robinet yooyu faaw nga génnee xaalis bu bëree bëri loolu nag nekk loo xam ni collectif pour la défense des intérêts de l'arrondissement de Fimela dañ ko fi bëgg a jëlee. pour une distance de 0 à 20 mètres on vous demande 75 000 francs. Au-delà de 20 mètres, le débit peut aller jusqu'à 1 million et quelques. nee ñu nag ci weeru mai bii di ñëw fas yéene nañoo organiser ab doxu ñaxtu bu mag foofee ci arrondissement bu Fimela waaye laataa loolu nee ñu fas yéene nañoo wër dëkk yi nga xam ni ñoom la ñàkku ndox mi laal wax leen ne bu ñu fayati benn yoon ay facture ndox Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby del si fi ci Ndakaaru wax lu soxal wàllu napp gi ak ndaje bu ñu amal jëm ci fexe yeesalaat napp gi ci réew mi ndaje bi nag di am kon ci suba ba léegi ñi
ñi seq napp gi di ci waxtaanee naka la ñuy def daal ba daal di déggoo ci kàddu jëm ci jafe-jafe yi ñii di nappkat yi Soumbédioune nag di fësal seen i tawat di jafe-jafe yi ni jànkonteel di ci yaakaar nag saafara reportage mu kalsum li plage Soumbédioune Omar Diagne mu ngi ci ay yëngu-yëngoom nappkat bi ngi jaabante diggante géej géeg frigidaire ya muy denc jën ya ngir mën a calculer li mu jot a am ci suba si waa ji nag ngi ñëwaat ak ñun ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum napp gi. problème yi yokk mooy géej gi charge bi ci nekk ci ay bateau géeju Sénégal amul contrôle ñun ñii di dugg ci géej gi xam nañu ne géej gi amul contrôle parce que Mauritanie seen géej am na contrôle Guinée seen géej am na contrôle mais géeju Sénégal amul contrôle débordé na torop amuñu état bu mën a surveiller géej gi normal xamuñu ne économie Sénégal xam nga li ciy jeu 17%. loolu dañu ko war a téye fonk ko. Omar Diagne ci jafe-jafe yu ñu wax ma nga ca yokk yeneen jafe-jafe yu nga xamante ni ñoom nappkat yi dinañ ko faral di jànkonteel lu ci mel ni jumtukaay ngir mën a amal seen liggéey nu mu waree. 1.100.000 boo demee Gambie nga am ko fa te fii 1.500.000 et quelque lay jar noonu la si niveau moteur yi. banta pour ñu daaj gaal gu mag nii bu ñu demee Gambie am 3 millions defar gaal mais bu dee fii 6 millions la ñuy am pour defar gaal xam nga yooyu jafe-jafe essence bi. ak programme modernisation pêche artisanale bi ñoom nappkat yi nag bëgg nañ ñu gën leen a boole ca dogal la ñuy jël. buñ ñu dégloo ñu dimbali leen ànd ak ñoom ci liy baaxal géeju Sénégal ñun loolu mooy suñu intérêt xam nga li ñu juddoo bu mbër mi rëyee gémmiñ di wax naan xaalisu làmb lañ ma ngéntee boo ñëwee fekk kër gi ñi fi juddu yëpp xaalisu géej lañ leen ngéntee ñun géej la ñu am. napp nag fii ci Sénégal jamono ji dafa sooxee ndax secteur bi mi ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe yu bari yokk ci wàllum essence bi nga xamante ni dafay yokk. lu baree bare ñoom ñi yëngu ci wàllu woowee bëgg nañ ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñu may leen nopp ngir ñu jëmale kanam lii di seen secteur bi. RFM bitim réew. yegg si ci xibaaru bitim réew ànd ceeg Georges Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diogo. Tchad lañ koy dooree réew ma am na premier ministre bu bees. Albert Paymi Padaké lay wuyoo sànq lañ ko tab njiital gouvernement bi moom nag nekkoon premier ministre bu président Idriss Déby 2016 ba 2018 Albert Paymi moom moo nekk njiital parti bi di Rassemblement national pour la démocratie au Tchad le réveil moom moo nekkoon ci ñaareelu place ba ci résultat. su négandiku yi nga xamante ne ñoom la ñu fësal fan yi ci élection présidentielle bi amoon fukki fan ak benn ci weeru avril gi ñu nekk nii tabam gi nag am ay bés gannaaw bi ñu fa taxawalee ab conseil militaire de transition te Mahamat Idriss Déby di ko jiite di doomu ndem si yàlla ga njiitu réew Tchad Idriss Déby Itno mi faatu ci ay jamarloo ya amoon diggante l'armée beeg ay rebelles yu FAC du Front pour l'alternance et la concorde foofu ca Tchad. ca Nigéria la ñuy dem foofu nag nit ñu bëri fàttu nañu gannaaw congo gu ñeel benn convoi bu l'armée ba. gën kaa tuuti fanweeri militaire ak benn la ñu faat bokk ci seen i commandant benn lieutenant colonel ñoom nag dañoo daanu ci ab embuscade bi nga xamante ne ñu ne ay terroriste ñoo leen ko tegaloon bokkee ca organisation état islamique cong googu nag mu ngi am dimanche ca nord est bu Nigéria ca Mali moom ñetti casque bleu ñoo jëlee ay gaañu yu graaw ci ay tir roquette yi ñu jëmale woon ci seen i base militaire ki yor kaddug MINUSMA ne cong googee mu ngi am démb ca ngoon ca Tessalit ab dëkk bi nga xamante ne mu nga féetewoo ca nord Mali te di dalal ay soldaaru Mali ay casque bleu naka noonu itam ay soldaaru France mission bu mbootaayu xeet yi foofu ca Mali nag waxul yooyee casque bleu yi am ay gaañu fan la ñu cosaanoo ca Côte d'Ivoire ñu nemeeku ay avancé maanaam daal l'enquête baa ngi wéy te am na li mu jur l'enquête bi tënku ci cong gi ñu songoon base militaire bu Abobo Ndotre gendarmerie teg na loxo fukki nit ak ñaar yi nga xamante ne ci assaillants yi dañ jàpp ne boo seen loxo génnul ci boobee cong gi amoon guddig ñaar fukki fan jëm ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril gi ñu weesu ca base militaire bi nga xamante ne mu nga nekkee ca nooruk Abidjan mbas mi la ñuy addu Sanofi ne dana taxawal wala boog dana produire ca États-Unis ba 200 millions de doses yu vaccin Moderna Sanofi ne loolee li ko tax a jóg moo di pour àdduna bi yëpp mën a jot
jot ci vaccin bi groupe bi nag fas yéene jébal ñi nga xamante ne ñoo di waa Moderna seeni jumtukaay yi nga xamante ne ñu ngi nekkee ci seeni site bi Richfield ca New Jersey ngir ñu mën di produire yooyee vaccin 200 millions de doses ci weerug doore ko ci weerug septembre Covid-19 ba léegi ak Canada mi nga xamante ne mu ngi jàppale Inde danañ fa yóbbu ay jumtukaay ci wàllu ba wër gi yaram ndax Inde jamono ji dafa jànkonte ki pandémie bi surtout ak li nga xamante ne moo di xeetuk virus bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofu te mu garaaw lool leeral yeeg Mamadou Aïcha Ndiaye. ginnaaw bi réew yu bari yëkkatee seeni am pour jàppale réewum Inde Canada nee na du ci des ginnaaw ki fës loolu du premier ministre Justin Trudeau ci baatu ki nga xam ne moom lañ dénk service public ak approvisionnement ñu naan ko Anita Anna yëkkati na ay kàddu ginnaaw bi muy def benn daje ak taskati xibaar yi wax na ne daal ñoom jotu nañ taxaw tem pour jàppale réewum Inde mi nga xam ne kii mi ngi ci guuta goo xam ne kii guddi gi la gu bët setagul lañ fa nemmeeku ci ay cas yu bees bari na bariwaay goo xam ne gii faawu Canada jàpp ci pour Inde mën a suqaliku ki leen jokkoo ak yéen fii ci Canada Mamadou Aïcha Ndiaye rajo Futurs Médias. jeexaleeg Union européenne mi nga xamante ne fas yéene naa yóbbu ca yoon ñi nga xamante ne ñoo di waa AstraZeneca li leen Union européenne di ñaawlu li ñu ñaawlu moo di waa firme pharmaceutique boobee di Astra samonte wuñu ak li nga xamante ne moo nekkoon contrat wi doxoon ci seen diggante ci livraison vaccin yi. jaajëf Georges. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram yi yegg si léegi ànd ceeg Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Ndiogou Diène. wàllum taekwondo lañ koy dooree Sénégal nar a dalal championnat d'Afrique. di ab compétition boo xamante ni diggante le 5 ak le 6 juin 2021 lañ ko jàpp fële ca Dakar Arena ca Diamniadio toll ci ñaari fukk ak juróomi réew confirmé nañu ni dañu bokk ci jongante yooyu le su sukkandikoo ci président fédération sénégalaise bu taekwondo Balla Dieye moom ak comité local d'organisation bi sànq dañ doon janoo ak taskatu xibaar yi nañ ci ñëwaat ñu mu gën a yaatoo ak Sole Thiam. wax lu soxla léegi wàllu escrime di épée xam naa Youssou yow waroon nga mën épée bi nga nekkee xale ca sa Ziguinchor léegi Sénégal dina bokk ci Jeux olympiques yi war a am ca Tokyo. épéiste bi di Ndeye Bineta Diong moo am kon qualification bi ca Caire ci Égypte loolu nag ginnaaw tournoi zone Afrique bi ñu doon amal ci Tokyo nag moom bébétam mooy fexe ba am médaille bu mu indil waa Sénégal ca Paris bi mu nekk fa lañ jokkoo ak moom. jongante bi nag biñ koy def metti woon na torop parce que benn nit rek la ñuy jël te alhamdulilah maa ko gañe ba mën cee bokk Sénégal nag da ciy bokk loolu ndam lu rëy la parce que loolu ñi fa mën a bokk bëriwul sama entraîneur nag doon na wax ne ku am fit rek moo mën a gagné Jeux olympiques bu ko defee nag ñun dinañ def lépp lu ñu mën ak lépp lu ci war pour mën a gagné compétition boobu nañu jàppale gunge ñu ba ñëpp gi te na ñëpp ñaan ba loolu mën a am man ak ñeneen ñi may àndal ñëpp ñu koy def 2006 nag laa commencé di def ay compétition internationale maanaam di dem ci bitim réew di fa jongante ji 2014 nag laa dem France pour mën a jàngaat bu baax pour mën a nekk ci ñi gën a xarañ ci ñi koy def ci la ma benn entraîneur gis woo ma dem foofu mu jàppale ma bu baax ba tey li ma doon ñaan yàlla yëpp di ko rêver mu am tey maanaam dem Jeux olympiques mooy compétition bi nga xam ne moo gën a mag ne képp kuy def sport rek rêver na ci bokk benn bés. Ndeye Binta Diong kon di yëngu ci wàllum escrime bokk ci athlètes yi qualifié jëm ci Jeux olympiques yu Tokyo bokk na ci ñoom Ibrahima Sey ci wàllum para taekwondo Mbagnick Ndiaye judo Adama Diatta ci wàllum lamb ak yeneen athlètes yoo xamante ni kon qualifié nañu ba pare Diop. wala Youssouf ak ki nga xamante ne mooy président fédération guinéenne bu football moom nag nee na du laaj ci beneen mandat. waaw waa FIFA nag ñoom ñoo ko obligé ngir mu am taxawaay bi ni mel ndax ñoom nee nañu su ko deful dañuy daan Guinée suspendre ko li ko waral nag mooy nee nañu moom Antonio Souaré dafa dajale ay responsabilités yu bëri yu jëm ci président fédération bi yoroon tamit ligue football bu Guinée. ligue football professionnel bi nekk tamit président bu Oroya yeneen poste yoo xamante ni da koo dajale te loolu àndul ak code éthique bu FIFA ba tax na secrétaire général bu FIFA di sénégalaise bi di Fatma Samoura ci benn réunion virtuelle bu ñu doon amal démb ci teewaayu président de la République bu Guinée Alpha Condé ak kii di Antonio Souaré di président sortant bu Fegifoot ci la xamle li ni mel ba tax na kon waa Guinée
jàpp ni Antonio Suaré dootul yóotuwati poste président bi assemblée générale bi le 14 mai lay doon. football ba léegi waaye bi yoon ca Italie ak 33e journée bi ñuy àggali ci wàllum Série A Naples bu Kalidou Koulibaly mooy 5e dina fekki Torino 16h30 su amee ndam nag Naples dina jëlagum 4e di place su Milan AC mi joué 18h45 digganteem ak Lazio bu xam ca Angleterre ñoom 33e journée Premier League la ñuy amal Leicester 3e mooy daje ak Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté match bi kon ci kanam tuuti lay doon El Hadj Ndiogou ñu waxtaanee léegi bëre lutte simple ak drapeau du chef de l'État mi nga xamante ni la ñëwaat ginnaaw bi ñu bëree daaw 2020 bi li ko waral mooy mbas mi Kaolack nag mooy dalal compétition bi édition bu njëkk bi nga xamante ni CNG bu bees bi moom lay organiser ki yor seen kàddu di Adama Bopp ñu déglu ko. incha allah rabi bu ci yàlla àndee drapeau chef de l'état dina am ren ñu ngi ko fas yéene dafay Kaolack ci weer bi ñu dëgmal mois de mai ci jeexantal ba 28 29 30 à Kaolack incha allah fi ñu toll nii am na benn délégation CNG bu nekkoon semaine dernière à Kaolack dem seeti autorité locale yi gisante nañu gouverneur gisante nañu préfet gisante nañu maire bi waxtaan ak ñoom wan leen ni leen mbir mi seen mbir la ndaxte seen gox lañ koy defee gouverneur bi itam rafetlu ko nangu ko daal di ñu jox rendez-vous le 3 mai incha allah ci CRD spécial boo xamante ni dina ko def jagleel ko drapeau chef de l'état bi nar a am Kaolack bu ci yàlla àndee mission bi itam dem na ci dalukaay yi xool na dalukaay yi nemmeeku na ko ba am na ñu ci jàpp fi mu nekk daal liggéey bi daal ñi ngi ci bu baax pour que suñu borom bi daal yombalal ñu lépp li nga xam ne namm nañ ko pour que drapeau chef de l'état am Kaolack 28 29 30 mai di ñaan yàlla suñu borom ñu door ko ci bismillahir rahmanir rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. kooku di Adama Bopp di yor kaddu kon lii di CNG bu lamb ci laaj njugo. mi nga ko Youssouf jërëjëf. RFM rajo askan wi. dellu si ci ni ngeen ko doon waxee sànq jëm ci wàllum grâce yi di njëgal yoo xam te ne njiitu réew mi da koy jéggal ay nit yu nekk ci kaso yi li nemmeeku bi mooy di ne ay nit dañuy génn kaso ñaari fan ñett ñu daal di duggaat tax ba laaj bi di ne est-ce que grâce yooyu dina jaar yoon ñi ko war a jot dinañ ko jot ak la yan copp ci leen ci mën a indi ba nga xam te ne lu ni mel dootu amati gëstu Mouhamed Ali mu baax. mu nekkoon ancien directeur de l'administration pénitentiaire général Mansour Niang jàpp ni naam léeg-léeg yenn grâce yi mën na am problème waaye nag boo xoolee bu baax bëriwul te bu bëri woon dañ koy yëg. baax na bu ñu xool benn cas spécifique parce que di ko généraliser sur le comportement de toute la prison. waaye nag lan moo tax kon ñenn ñoo xamante ni dañoo am grâce ñu dellu ci prison gannaaw bi ñu leen bàyyee ci lu yàggul ñu defati ñombe li waral li nu mel bu ñu sukkandiku ci général Mansour Niang dafa fekk administration pénitentiaire amul jumtuwaay yi war ngir nat détenu bi mu xam ndax changé na wala changé wul. prison bi maanaam benn centre médical bi nga xam ne dafa bu ñu demee foofu ñu xool degré de comment dirais-je ki doon tox yàmba naka la koy xalaate léegi naka la nu mu ci demee ba léegi ki defoon benn acte bu graaw nu muy réagir par rapport ak comportement nu mu mel ak ñeneen détenus ak yeneen gardiens yi est-ce que mu ngi nekk fii di jaay rébellion ba léegi wala est-ce que mu nekk fii di ku soppeeku. waaye ci affaire Wuri Diallo bi mooy classe biñ ko may jaarul yoon. ndaxte ci dossier trafic médicament yi ci Diourbel moom première instance lañ ko daanoon 5 ans de prison dossier bi sa vidéo ñu ko ndaxte dafa demoon appel ñu baa ko léegi nag lan lañ war a def ci wàllu wule ngir yëfi jaar yoon yenn erreur yi bañ a am maanaam transparence moom administration pénitentiaire moo ko moom parce que ñi fay nekk ay sont des gens bien formés. Je connais le directeur qui est là-bas, c'est un garçon sérieux, digne, et puis amul xam ne daal man xawma lu ko xam ne njiit njaaj bay def ay mbir. général Mansour Niang jàpp ni ñu éviter yenn récidive yi daanaka nit ki ñu bàkko ba pare prison mu dellu fa ci lu yàggul fokk ñu éviter boole ku sàcc ginaar ak ku rey nit. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ak El Hadj Assane Gueye.
yéenekaay yu bari xëye tey tiis ba ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ak ñeenti liir yu tooy xepp yu fa faatu ci anam yu métti lool ci lakk ca saal ba ñu leen dencoon di liir yu matul woon laajoon aw nekkin ci couveuse ab diir observateur xëy jox kàddu ay yaay yu ànd ak naqar bokk na ca kuñ naan Maymuna Sow ñu ne war a toll ci ñaar fukk ci at bàyyi ko barge ji talaata la yegsi ca l'hôpital Magatte Lô doon fa muccee mu amee ci césarienne doom bu jigéen jot na ko nàmpal ajjuma ji nu génn mu ne ca samedi sa la dellu si ngir nàmpalaat gi fekk fa ab néew keneen Adja Sow moom mu ngi bàyyi ko ca commune bu Thiel kuñ naa nit Xadi Ñing bawoo xojal de ca commune bu Thiel moom mooy yaayu seex yi dem ci lakk gi Maymuna Sow mi ñu leen njëkk a tuddal nag ci net li ak observateur ne yaakaaram moo dem ndax ginnaaw ñetti avortement ci la mujjoon am ki dem ci lakk gi wàllu enquête nag ngir xam fu jéey ji tukkee yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne gendarmerie ngay déglu ñenn ci agent l'hôpital Magatte Lô collectif taxawu Jolof ci yéenekaay bi amoon yéene profité ci nganok ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ngir yegge ko seeni ñaxtu mujjul antu ndaje mi waaye ñoom collectif bi jëwriñ ji dig na leen ak woote di appel tey ci altine ji ginnaaw bi ñu ko baaxee mémorandum ci pàttali collectif boobee ñoo fi taxawoon di sàkku ñu audité yorinu hôpital Magatte Lô bu Linguère ak yeesal ñeel conseil d'administration bi ak départu directeur ba ci boppam Le Quotidien xëy it tiis wi ak gune yi lakk-lakk gu mitti jaare ca faatu ñeent ci liir yu tooy xepp ci libération moom ak yaay yu ànd ak naqar lañu fay jàng kenn ci ñoom di def seede sax mu ne moom jotul sax uufab liiram source a ñëw ci enquête bi ak la njëkk a feeñ ñu ne ay élément war a lakk gi yéenekaay bi ne ay table yu ànd ak tàngooru metti ak i lampe 60 watt ñoo nekkoon ca saal ba liir ya nekkoon danoo njort ne lampe yu tàng yooyee ñoo daal di jafal sànke ya ca kaw gune yi beneen tiis bi yoon ca Italie di doomu Sénégal buñ fa rey maam dikkoon sàmbale daawu yoo Les Échos ne li ko jural paatu gi mooy da doon sàkku ay kopparam ci banque bu mu ko dencoon ñu lànkal ko coow am kenn ci agent banque bi roose ko pistolet courant bu ko jural ginnaaw si ak cardiaque Mame Diarra Fam député diaspora bi moom nguur gi président Sall ci boppam la mere ndax dafa jàpp ne ni ñu war a toppatoo dëgg bitim réew diaspora bi demee wu ni ndax mu ne faaw ñu am diplomatie forte suñu bëggee ñu wekk doomi réew mi bitim réew consul général ba fa Italie mu ne du police du gendarmerie gu ko wekk La Tribune moom la mu xëyee tey ne ay xibaar mooy lancement forum bi nga xamante ni moo ñeel sans emploi ñi amul xëy Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp jógtee ko ci yéenikaay bi moom Bougane Gueye Dany naan la muy rëccu li dommage rek mooy li président Macky Sall tekkiwul dëgg càmbarul message bi ko gën a yónnee Mamadou Diop Decroix it ba tey ak La Tribune njort moom ni plan d'urgence bu président Sall boobee ci échec la jëm directeur général bu DER mel ni ku cay tontu ci Le Soleil Papa Amadou Sarr nekkoon ganu club Dakaractu Le Soleil naan ca téeméer ak juróom-benn fukki junniy doomi Sénégal jariñu nañ ci financement DER ci valeur 60 milliards bi ñuy toll 31 décembre 2020 njiital DER di nag leeral ci yéenekaay bu ànd ne DER dina gunge jàppalem ci koppar ci mën-mën ci compétence waaye DER du créer emploi la ca table DER nag nay demande mu ne mu ngi toll ci juróomi téeméeri junniy demande yu laaj juróom-benn di téeméeri milliards ak juróom fukk ci wàllu financement wàllu politique ak mbiri démocratie ak fi ñu ci toll Sénégal ak i acteur politique am Alioune Tine ci laas ne fenn lañ ci tolluwul ca nag mu ne foogoon na ne bu nu génnee ci fitna gëfi woon daan ci jàngee dara juboo ci lenn li waral mu ne faaw ay assises yuy faj Sénégal jubbanti yenn ci rëq-rëq ci lu sax waaye arène politique boo xamante ni tibbantey tànk guddeeg bëccëg jógal ma puus rek loolee mu ne du ay jéego ci wàllu démocratie ca nag Sénégal def na ñaari alternance bu nu tolloo fi tey kon day tekki ni problème am na lu fàtt lu ñu war a fàttar ñi local yi ñëw nag ak la cay défi bi dëgg la Sud Quotidien xëye tey mu ne wàllu système universel gi direct la maanaam léegi wàllu gox-goxaan yi képp ku cay falu ne maire ci tànneefu askan wi direct lay jugee dañu jeexale làmb ji ak réeroo xaat diggante CNG beeg promoteur yi wala kenn ci promoteur yooyu di Papa Amadou Fall sunu làmb ne CNG njiit la Bira Sène ak équipe am danoo dogal léegi ne ngir promoteur bi am datab combat faaw mu versé téeméer yu jël juróom fukk ya cachet mbër yi ca nag bàyyi fa caution 1 million ci boobu CNG Papa Amadou Fall ne lii moom jar na dakkal ñoom promoteurs yi seen activité yépp ca taxaw jaamarloo ak CNG bi Papa Amadou Fall la mu gis mooy Bira Sène yoon wu mu jël dafa juum